noo ko jàngatee tontu na ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall ak benn discours bu nga xam ne peut-être defante ñu bëri dañuy njort ne fa la ñu jëm. tontu na mais moi personnellement il m'a pas convaincu. parce que man bu ma doon convaincre day koy basé ci ay textes ne ni texte bi lii la wax wala loi bi lii la wax waaye ci la ma dégg c'est plus une réponse politique bu mu jàpp ne moom la waroon apporter mais moi personnellement c'est une réponse qui ne m'a pas convaincu par rapport au pourquoi et surtout fan la basé ci wàllug yoon ba mën a jël ay nit recruter leen ci li nga xam ni moom mooy cabinet ndax loi bi da cee wax lu leer déjà muy loi wu 2013 loi wu 2020 bi bu janvier 2020 indiwaat ci leneen loo xamee ni da ko ci gën a yokk waaye moom tontuwul ci wàllug loi la mu tontu ci wàllu politique la xam nga du genre je l'invite à retirer ses propos pour la stabilité du pays ak yu mel noonu ça veut dire que c'est une guerre qui est déjà engagée mais guerre boobu nga xamee ne am na diggante Barthélémy Diaz ak tey le président de la République est-ce que li ñu naan yuuxu du jib fi ñu ko foogee woon dans cette logique là te il faut que les gens fassent attention c'est pas parce que dañ maa fal comme maire wala député nga ne nañu fale président nañ loolu lañ ma fale mais président moo lay jox pourtant nag yow sañ-sañ parce que président de la République moom moo dem lijjanti ba ñu joxe sañ-sañ ñi nga xam ne ñoom ñooy maire yi ci wàllug ay acte 3 daal décentralisation wala ci li ñuy woowee gouvernance locale wala yeneen ak yeneen kii njiitu réew mi moom moo jox sañ-sañ keneen koo xamee ne pourtant nee nañ dañ ko fal nu ñu falee président parce que suffrage universel direct la d'accord fal nañ la fal bu baax mais bañ la falee lenn moo tax ñu fal la mooy nga soppi xar kanamu fiñ la fal muy tey Dakar aujourd'hui les populations de Dakar ki yeewu biir Dakar li mu soxla c'est pas ndax Barthélémy jël na ñaari nit wala ñett nit du c'est pas parce que président nee na nangam wala nangam mais la mu soxla mooy lan mooy soppi Dakar bi mu nekk ba nga xamee ni mu gën cee mën a nekk à l'aise gën cee sentir boppam ci biir fi nga xamee ni moom mooy Dakar te tey maire bi di Barthélémy Diaz c'est valable pour Guédiawaye c'est valable pour Dakar Plateau c'est valable pour une autre commune du Sénégal mais aujourd'hui cette guerre ou cette guerre qu'il y a ci ay fal nañ diw wala jël nañu diw bañ recruter ko je pense pas que loolu moom moo gën a soxal ñi nga xam ne ñoom ñooy les populations de Dakar pour ce qui concerne Dakar wala ci yeneen régions yi. voilà dinañ ci ñëwaat bu baax ci commentaire yi ndax Mamadou Fofana ak ki nga xam ne moom mooy le député du peuple faw ñu wax ci comme 7h45 jot na faw ñu dem nag ci li yéenekaay yi xëy fësalan doore ko wax yéenekaay groupe des médias gannaaw ba ñu leen nuyoo may nuyu suñu mbokk yi mool yi nga xam ne biir géej lañ ñuy seetaanee waaye it ragal pété dafay xañe wërsëg may nuyu waa Tëngéej yëpp bopp ba tànk ba bopp sama mbokki léegi ñu ma leen nuyu bu baax waaye ayca tànk ba bopp noonu la ñuy wax bopp ba tànk donc Dakar Ngor ba yéen yéenekaay groupe des médias la tribune la ñu koy dooree dafa ñëw ci ay kàddu yi nga xam ne Barthélémy Diaz moo koy yëkkati Birahim Touré mu ngi koy wax sànq mu mel ni kon nag fu mu nekk ni Barthélémy Diaz dafa déclarer la guerre kii di président Macky Sall nee na dëkkab dóore fa yoo koy tas te mbajum kanam borom a koy fajal boppam moom Barthélémy Diaz nee na nag lii du xeexu kenn xeexam la te tàgguwu ci kenn jaayu ko leblew ko daf koy fëskee ne xeex ba mu jeex kon nag déclaré na la guerre kii di président Macky Sall te nee na jëm ci recrutement yi ñu koy ŋàññi Guy Marius Sagna wax na capitaine Touré moom dana yóbbu mbiri sa bureau international du travail dana fa yóbbu li nga xam ne moom mooy dossier bi ñu waxtaanee ko foofu maire bi nag nee na moom Barthélémy Diaz soxla na ab audience bu nga xam ne dafay toog ak président Macky Sall waxtaan ak moom ci la nga xam ne moo soxal Dakar mairie bu Dakar waaye it capitale bu Dakar nees koy mën a liggéeyee moom maire bi wan na sax ci point de presse bi demande d'audience bi nga xam ne bind na ko ba noppi bëgg-bëggam nag mooy toog ak président Macky Sall droit am la président Macky Sall war na ko dalal en tant que maire bu Dakar en tant que l'édile bien sûr bu ville bu Dakar nee na nag li nga xam ne moom mooy jëm ci affaire doxalinam ci mairie ba amul dara lu nga xam ne ni def na ko di ko rëcc. yéen kay bi ñëwaat ci gëm sa bopp yi nag xam nañ ko ñu waa gëm sa bopp ndax am nañ ci ndam fekk na ñu ko jàppee gis naa ne saa sa jëm mooy tiraay bi nga xam ne amoon nañu ko démb ci ordre de passage yu dépôt des dossiers de candidature day yëngu ba tey ah ma ngi leen ko téye ko dama leen ko fay gëm sa bopp jëm ci ordre de passage yi nga xam ne moo jëm ci dépôt dossier candidature yi gëm sa bopp nag moom
moo nekk deuxième position donc Yewwi Askan Wi ñoo def la septième ba tey dafa yëngu ah wala nga def taxaw rek. gàmmu béere yi. après ngeen ma koy jox rek amul problème. léegi fii dina baax maam Sidi dañu am quelques soucis rek quelques soucis ci micro bi technique noonu lañ koy waxee yéen a kaay groupe des médias dafa ñëw ba tey ci ki nga xam ne rek moom mooy gëm sa bopp ñoom ñoo nekk deuxième ci liste bi ñi war a déposé waaye it Benno Bokk Yaakaar def naa ñoo nekk 22e. Yewwi Askan Wi ñoom ñoo nekk 7e def naa buntu bi ñoom ñoo tëj mbir yi donc 25 liste la mais lii est-ce que dina tax kii bi dañ nu mu tudd doublon coowal doublon yi. loolooy wax ju nag. parce que ñu njëkk a jàll ñi ak ñu war a mujjee. ñoom ñoo oui ñu njëkk a jàll dinañ am chance mais ñu mujjee jàll. doublon dina leen sonal. est-ce que solution bi nekkul ku ñu collecté ay signatures yu bari bu ñu waxee ne li doublon la nga ci dugalaat. si loolu am na bien sûr. loolu mën na ne mais problème bi mooy temps bu mu nar a jëlee et tout. parce que fu ñu la signalé doublon nga war ko dindi changé waat ko. parce que élection yi mooy weer wi di ñëw la de bu juumul. bu njuumul weer wi di ñëw la aja mën nañ ma jox beneen yéen waa régie yéen a may jox fu mu nekk nii andi leen bu leen neex ñu waxtaane ko bu leen neexee ngeen andi source A bu leen neexee ngeen andi source A mbir mi moo ngi nii ma jox la ko jox leen ma bu leen neex rek tey moom xam naa revue bi moom xoolal ñu may joxaat la tribune léegi peut-être ñu dem ci source A dafa ñëw ci ab audience bu nga xam ne njiitu réew président Macky Sall daf ko accordel waa APR yu Kër Massar foofee nag dëj na leen seen ab ànd la mu leen xamal moom président Macky Sall moo di nag fi mu nekk nii defante bi tamante ndëmm bi loolu yëpp wax fa dëgg neex yàlla mën naa ñàkk nag dem leen ci l'essentiel yéen ñi seen biir yéen a war a xam ne yéen a bokk donc xasante bi yéen ci seen biir defante bi yàqalante bi mën naa ñàkk te boo leen dof-dofloo ba 31 juillet ngeen ñàkk élection yi bie boo ngeen xam ne waxuma la sax ceebu jën mais xooñ si sax doo leen ko laal. ah oui waaw nee na waxuma la ceebu jën de mais ni moom la ñu bind mu ne waxuma la je ne parle même pas du riz au poisson même le xooñ. doo leen ko laal ne vous sera pas servi. donc yéen waa APR yu Kër Massar président Macky Sall nee na élection législative yi boo leen dof-dofloo ba ñàkk ko waxuma la ceebu jën. waaye xooñ sa doo leen ko laal te ku laalu xooñ moom soom bi mat ta wax kooku moom wax fa dëgg neex yàlla bee boo ngeen xalaat leen. jox leen ñu beneen journal. acca source A ba tey dañuy desandi parce que dafa ñëw ci defarum liste yu coalition Yewwi Askan Wi seen candidature nee nañu nag dafa mel ni juróom-ñett dong ñoo daje parce que ne dafa liste yi écarté ñi si des te que source A daf ci ñëw na joxe na tur yi nga xam ne mooy juróom-ñetti yi nekk ci la ñu wax ne waa Yewwi Askan Wi fu mu nekk ñoo fas yéene daje ngi defal seen i liste nee nañ kenn ki sa jiitu mooy Ousmane Sonko keneen ke sa tegu moom mooy Khalifa Sall keneen ke moo di Tidiane Youm bu PUR Malick Gakou mi ngi ci liste bi Aïda Mbodj mi ngi ci liste bi Habib Sy mi ngi ci liste bi Cheikh Tidiane Dièye mi ngi ci liste bi Déthié Fall mi ngi ci liste bi kon juróom-ñett yi daal mënees nañu wax ne ñoom daal ñoo daje ñoom la ñu tànn ñu daje ngir ñu defal seen i liste wax fa dëgg neex yàlla ñi des nag am na su ñu nga xam ne ñu ngi commencé respecté di ko métti lu mën naa dellu sama place mën naa dellu fële bu fekkee mën na ne rek ma dem fële parce que si laay gën a nekk à l'aise parce que fii moom wax fa dëgg neex yàlla tey moom mooy loolu ma dellu sama place fële kon je pense que foofu dina jaagal waaw daal lu ma aca ñu dem ci Vox Populi le Vox Populi dafa ñëw ci maire bu Dakar bi nga xam ne nii taxawal na ay barricade am fu mu nekk nii daal defaru na takku na taxaw pour fës kee ne jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall si kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati nee na fu mu nekk nii nag wax fa dëgg neex yàlla amul temps wu benn defante te lépp lu mu def ci boppam daf koy assumer te décision bu mu jël soxlawu si xalaatu kenn moom nag sàkku na ci président Macky Sall bu ko mënee dalal mu dalal ko ñu waxtaan ci lépp lu nga xam ne moo soxal mairie bu Dakar ak nag activités yi nga xam ne mënees nañu ko def ngir suqali wala defaraat ki fii nga xam ne moom mooy Dakar waaye nag Birahim Seck moom nag dëj na manuma wax sa dëj si ànd waaye daal moom jox na ay leçons ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall ak Barthélémy Diaz waaye Barthélémy Diaz dafa def point de presse daanelagul waa Benno Bokk Yaakaar ñoom it
def seen point de presse ngir tontu ko ñoom Benno Bokk Yaakaar gis nañu Bamba Fall moom mi ngi ca woon waaye it yeneen ci ay élus yu nga xam ne nii ñoom attaqué nañu tontu nañu ki nga xam ne moom mooy Barthélémy Dias ku si mel ni Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi xam ne kon nag neexul ba neex wala Ibrahima Fall président du groupe des élus nee na neexul ba neex mais boo xoolee ba sa biir nag ba Barthélémy Dias mi faw ñu xoolaat ak doxalinam ndax nag nekk mais dafa mel ni soppi ko day fa mu nekkoon la nekk ba léegi noonu la Pape Mahawa Diouf sax gisee moom it nee na Barth est excessif le manteau de maire de Dakar n'a pas changé l'homme moom noonu la gisee Vox Populi ñëw ci Sonaged moom nag moom moo fës kee ne remplacé UCG donc Sonaged bu Abdoulaye Seydou Sow ñoom démb assemblée nationale jot nañu ko waxtaanee ba mu jàll donc yàggatul dara Sonaged moom moo fës kee ne gérer lépp lu soxal wàllu mbalit mi donc ñu jële fii kii li nga xam ne moom mooy UCG. Le Vrai Journal dafa ñëw nee na verdict pour Barth affaire Sonko parrainage weeru même bi dafa mel ni mooy weer yi nga xam ne moom saga dafiy xeeñ fu mu nekk nii ndax nag wax fa dëgg neex yàlla verdict gu Barth ñu ngi ko ciy xaar ñu ngi xaar mbiru Sonko yi ndax moom dañu koy woolu ngir dégluwaat ko mbirum parrainage yi xam nga ne ñu ngi koy waxtaanee ba léegi donte sax ñu bëri dépassé nañ ko parce que dem nañ parrainé ba war a dem déposer donc mais mois de tous les dangers noonu la ñu ko tuddee affaire Astou Sokhna procureur bi lu muy sàkk moo di ñu tëj leen benn weer bu nga xam ne ni dañu koy tëdd 1 an la donc benn weer bu nga xam ne dañu koy tëj loolu nag moom moo mujjantaloo démb ci procès bi ordre de dépôt de dossier des candidatures pour les législatives Moundiaye Cissé ñëw na si ndax démb mën nañu wax ne moom moo doon sax tiré ñoom société civile bi donc ñoom ñoo doon def tirage bi ngir ak transparence ñu jàll ci Walf Quotidien dafa ñëw ci président Macky Sall fu mu nekk nii xam nga moom buy jàpp jën da ciy def appât da ciy def li nga xam ne jën bi moom lay dundee sànni ko biir géej ci once bi mais ni nag président Macky Sall fu mu nekk nii once am mi ngi ko def ci yokkum salaire yi dina yokk salaire yi jàppale ñi nga xam ne si ay néew doole lañu xam nga génne koppar jox leen defal leen ay transfert ci xaalis nee nañ nag lépp nag luñ si jublu moo di fexe ba ñu may ko 3e mandat bu yokkee salaire yi wàññi njëkk yi nee na yooyu yëpp président Macky Sall fa mu teg bëtam moom mooy 3e mandat en tout cas Walf Quotidien foofu la génnee ñu jàll ci li nga xam ne rek moom moo di Sud Quotidien Barth droit dans ses bottes Guy Marius Sagna capitaine Touré ñoom nee nañ ay membre cabinet am lañ kon deful lu bees deful dara lu bees créewul benn emploi bu bees la fa nekkoon rek la fa bàyyiwaat jël ay nit dugal leen ci li nga xam ne même contrat yi la donc amul dara yu bees yu nga xam ne nii def na ko nee na ba mu installé ba léegi nag wax fa dëgg neex yàlla deful dara lu bees donc je n'ai créé aucun nouveau poste dans le cabinet du maire moom noonu la gisee Barthélémy Dias nag nee na fu mu nekk nii dañu ko yónni te yàkkamti ko fu mu nekk nii nag askanu Dakar moom la ñuy xaar moo tax dina génn benn milliard bu nga xam ne nii da koy financer ndaw ñi ak jigéen yi fii ci diwaanu Ndakaaru moom noonu la gisee Barthélémy Dias nee dañu ko yónni yàkkamti ko après les menaces de Macky les notes salées de Diage nee na nag dafay sàkku si ñi doon wax ay affaire révoqué ñoom seen ay dàqaax yooyu nañu dindi moo boobu lu ko may rek réew mi mën naa yëngu te lu yëngu lu nekk la ko yëngal la ko ëpp doole te kaddu yi moom moo ëpp doole fu mu nekk nii moo tax mooy xambataan bi donc mu ngi sàkku ñu retiré yenn mots yi su ko defee bëgg nañu ab dal bu fekkee bëgg nañu ab dal ci réew mi yenn kàddu yi nañu koy éviter moom Barthélémy Dias loolu la xam ne ñu ñëw ba tey ci critique pied de nez au pouvoir noonu la ñu ko tuddee Barthélémy Dias ak tontu ga nga xam ne andi na ko Sonaged loolu moom mooy société bu bees bi ñu taxawal ngir nag ñu mën a tonni mbalit mi jële fi UCG les échos dafa ñëw ci mbiru sage-femme yi ñoom nag wax fa dëgg neex yàlla démb procès bi dafa mel ni ñoom ñoo ci xaw a am ndam ba noppi it parquet bi di dalal nee na faw ñu àndaaxub dal nag wax fa dëgg neex yàlla coow li bari na lool donc li ci gën daal mooy ñu àndaaxub dal te loolu la ñu nemmeeku sa Louga réquisitoire bu moo di benn weer bu nga xam ne dañu koy tëdd caabi féete leen ginnaaw donc bu fekkee loolu topp nañu ko yaakaar naa ne ña fa nekk sa kaso ba la leen dese bariwul ndax ñu ngi leen téyendi woon donc si sage-femme yi loolee la ñu sàkk si ñoom Barth maintien capitaine Touré et Guy Marius Sagna donc dañuy desandi Barthélémy Dias kon nag nee na du dellu ginnaaw ci li nga xam ne moom la jël
décision boobu te mbiri dana ko yóbbu fa mbaxane doone benn rawatina fa mu ko fëskee ne clamé Barth caillou dans la chaussure de Macky dafa mel ni pataas bu tàng la fu mu nekk nii Barthélémy Dias pataas bu tàng la ci président Macky Sall moo tax xamul fu mu nekk nii nan la koy nattee retour de Karim Meïssa Wade le PDS marche à Guédiawaye ce vendredi kon tey da ngeen di doxum ñaxtu Fofana yéen waa Guédiawaye ñoom Bass Mbacké ñoom lu ñuy dox nee na dañuy dox ñaxtu parce que dañu bëgg kii di Karim Meïssa Wade di ñibbisi ñoom waa PDS fu mu nekk nii wax fa dëgg neex yàlla parce que dañu bëgg ñu amal audience benn ñu def audience tëggaat procès bi Barthélémy kii nga xam ne moom mooy Karim Meïssa Wade ñu bàyyi ko mu ñëw mën a teewe xam naa législative yi moom gëj xëj na du ci bokk parce que législative yi ñëw na ba noppi xëj na pour présidentielle yi 2024 xam nag dinañ ko investir am déet ñoom waa parti démocratique sénégalais ñu jeexalee si Odia gis nga ñetti doomi pendonaar yi Guy Marius Sagna capitaine Touré ak Barthélémy Dias ñoom fu mu nekk nii ànd nañu fas yéene ñu dellu ginnaaw seen décision ñu Odia ñëwaat ci oustaz Modou Fall ma nga xam ne mooy dëj ñenn ñi seen gaz moom nag ñu dëj ko ci gaz moo ngi ni ñu teg ko nee na ko firi gént Barth nee na du bàyyi président Macky Sall ak ay dossiers yu bari mu teg si conc bi nee na ndax Dubaï parce que coowal Dubaï bi nag dafa yëngal réew mi fu mu nekk nii. coowal Dubaï fu mu nekk dafa yëngal réew mi donc loolu la Odia génne coowal Dubaï bi sax maa ngi gis gars yi di reprendre la nga xam ne El Hadj wax nag si démb. jëm waaw maa ngi gis yenn site yi di ko reprendre ne El Hadj gëmul loolu nee na montage lay tout ça nañ ci bàyyi xel coowal Dubaï bi. bu baax parce que waa Sàmm Jikko yi tamit ñu ngi ciy wax.